révision anglais bac ak BFEM 2025 moom la ñuy continuer ba léegi kon tey révision générale la gis seen temps yëpp ci biir épreuve examen format examen kon dañu koy gis de façon générale ni ñuy def mooy damay jox benn phrase jox leen ñetti temps ngeen wax ban temps moo ciy dugg après ma expliquer le pourquoi balaa ñoo continuer maa la ñaan nga aimé vidéo parce que aim yi kër yi ngay xeeb mooy tax vidéo yi jàll bu baax a baax ngeen di partager ba ñu bëri mën cee jot wàññiwu leen dara ba pare ngeen abonné activer cloche bi ba vidéo bu dugg bees ngeen bokk ñu koy jëkk seetaan bu dee baax na mën nañoo commencer phrase bi njëkk mooy she to the market yesterday. She to the market yesterday. She to the market yesterday. Nga am ñetti réponse. A. Go. B. Went. C. Will go. Ban mooy phrase bu correct bi ci dugg. That's good. Danga naan she went to the market yesterday. Kon B bi moo ci dugg. She went to the market yesterday. Moom dem na marché ba démb hier. Voilà. Kon lu tax ñu def passé to go passé mooy went. Verbe irrégulier la parce que yesterday dañoo xool phrase mu commencé she jeex yesterday. Yesterday indicateur de temps wu passé simple la kon passé lañuy conjuguer verbe bi ñu jël to go boo ko yóbbu passé verbe irrégulier la went lay doon après ñu appliquer ko parce que au passé pronom yëpp ñoo bokk ni ñuy jeexee kon yaakaar naa boobu dee na kon toujours da ngay xool fu mu commencé fu mu yam xool indicateur de temps xool verbe bi terminaison beeg yooyu daal di appliquer ci temps ba nga ko war a conjuguer. Deuxième phrase bi ñu am they a big party next Saturday. They a big party next Saturday. A am nga have. B am nga had. C am nga will have. Ban nga ci def. That's good. Danga naan they will have a big party next Saturday. They will have a big party next Saturday. They will have a big party next Saturday. Futur simple lay doon parce que c'est tellement simple. Next indicateur de temps wu futur simple la. Du coup war nañu futur lañuy conjuguer comme fii y a pas précision ci période bi ñu koy def kon c'est le futur simple ni ñu koy former will plus verbe mu nekk will have kon toujours indicateur de temps la ñuy xool ci biir phrase bi kon nag loolu dee na ñu jàll ci beneen bi ci tegu. He always his homework after school. He always his homework after school. Ban moo ci dem. A am nañ do. B am nañ does. C am nañ did. Ban moo ci dem. That's good. dañ naan he always does his homework after school. Présent simple moo fiy dem te does lay doon parce que always indicateur temps présent simple la du coup moom moo ñu wàññi fii nii présent simple la ñu war a conjuguer verbe bi comme he la does lay doon parce que verbe bi o la jeexe es lañ ciy yokk boo xoolee règle présent simple yi jàng nañ ko verbe bi bu dee dafa jeexe o wala x wala s wala ch wala sh wala z es ngay yokk au lieu de s ci pronom she he it bu dee verbe y la jeexe consonne jiitu ko dañuy transformer y bi def ko ies pour she he it aussi bu dee voyelle moo jiitu y bi ñu yokk s donc comme règle générale bi kon loolu mooy yu présent simple yi kon toujours indicateur de temps ngay trouver xool verbe lan la jeexe daal di appliquer say règles ci temps ba nga ko war a conjuguer kon yaakaar naa boobu dina tamit ñu am at this moment he at this moment he ban temps nga fay def. Is working. A. B. Was working. C. Will be working. Ban moo fay dem. At this moment he A is working. B was working. C will be working. Ban moo fay dem. That's good. Danga naan at this moment he is working. He is working. Jamono ji toll mi ngi nekk di liggéey. C'est tellement simple. At this moment dafa bokk ci indicateur de temps yi nga xam ni boo gisee rek verbe bi da ngay conjuguer au present continuous. At this moment wala verbe plus point exclamatif wala for the time being, for the moment, now, right now yooyu yëpp ay indicateur la léegi nag ni ñu koy former to be conjugué au présent plus verbe plus ing on a is to be conjugué au présent he is lay doon verbe work ñu yokk ing muy working kon c'est tellement simple kon loolu dee na bi ci tegu yesterday at 7 p.m. Yesterday at 7 p.m. we ban temps moo ciy dem. A we are having dinner. B we were having dinner. C we will be having dinner ban moo ciy dem. C'est tellement simple. On va dire
yesterday at 7 p.m. we were having dinner. C'est B mooy bonne réponse bi parce que on a yesterday démb la ba pare ñun at 7 p.m. joxe heure bu précise du coup ce qui veut dire période boobu ñu ngi nekkoon def nangam l'action fut en cours dans le passé kon yesterday mooy premier indicateur bi mais lii tax li woon ne lii action bu nekkoon di nekk en cours c'est l'imparfait mooy at 7 p.m. maanaam 7 heures ci ngoon kon action mi ngi woon en cours période boobu kon we were having dinner ñu ngi nekkoon di reer kon c'est simple past continuous ñu koy conjugué ñu koy formé mooy to be conjugué au passé plus le verbe plus ing kon were mooy to be au passé plus have yokk ing dañuy supprimer e bi parce que néewoon naa bi jàng temps continuous yi verbe bu jeexee benn e dañ koy supprimer yokk ing directement kon having ing lay doon sans e. beneen bi ci tegu tomorrow at 10 a.m. they the exam. Tomorrow at 10 a.m. they the exam. The exam, autant pour moi. Tomorrow at 10 a.m. they the exam. ñoom A are writing, B were writing, C will be writing. Ban moo fi dem. That's good dañ naan tomorrow at 10 a.m. they will be writing the exam. They will be C bi moo fi dem lu tax parce que tomorrow déjà indicateur temps futur la kon xam nañu futur lañuy conjugué mais xamaguñ ba xam futur simple la wala futur continuous te néewoon naa bu amee précision ci période bi rek moment bi ñuy def affaire bi rek jàppal ne c'est le futur continuous kon fii neen tomorrow indicateur futur ñu teg ci at 10 a.m. 10 heures suba ci suba kon ça y a précision heure bi 10 heures la kon am nañ précision foofu kon c'est le futur continuous will be plus verbe plus ing will be lañ def plus have plus ing on supprime la lettre e comme verbe e la jeexe on met ing directement comme ni nga ko expliqué sànq ak ci cours yu wees kon will be having will be comment dirais-je writing lay doon kon damaa jum maanaam will be having sax will be writing lay doon kon mi ngi noonu will be writing voilà kon beneen bi ci tegu ñu amaat by 8 p.m. we our homework. By 8 p.m. we our homework. A, on va dire have finished. B, had finished. C, will have finished. That's good. On va dire by 8 p.m. we will have finished our homework. Bu 8 heures ci guddi jot dina fekk ñu pare suñu devoir yi ba pare kon by ni naa la boo amee by plus heure rek by plus heure bi voilà by plus heure bi nii rek indicateur temps boobu pour indicateur future perfect la mooy le futur antérieur dina fekk ñu nangam ba pare dina fekk ñu nangam ba pare dina fekk ñu nangam ba pare kon by bi plus heure bi moo la wan directement ni voilà ça c'est indicateur action boo xam ni c'est le passé dans le futur muy passé muy futur antérieur kon by plus heure boobu noonu moo la wan ni voilà action bi dina fekk mu jeex ba pare parce que naan à partir de heure boobu dina fekk ñu def nangam ba pare wala à partir de période bi dina fekk ñu def nangam ba pare kon toujours il y a un indicateur de temps qui indique quel temps voilà conjuguer le verbe kon mi ngi noonu beneen bi ci tegu ñu am she her keys before she left she her keys before she left ñu am A has lost B had lost C will have lost ban nga ciy conjugué. That's good, c'est tellement simple. On va dire she had lost her keys before she left. Avant mu doon dem réeroon na ay caabeem ba pare kon waxoon naa leen toujours le passé simple mooy action bi nga xam ne day ñëw daa dagg action au passé perfect ici on doit avoir passé perfect parce que passé simple moom bu ñëwee action passé perfect lay ñëw pour dagg ko du coup automatiquement on aura she had lost voilà le passé perfect ndax dafa ñàkk caabi joo pare doogay gars yi kooku doogay dem kon ñàkk caabi gi mooy première action bi c'est l'action qui est plus dans le passé dem gi mooy deuxième action bi voilà kon toujours neewoon naa leen action passé simple mooy ñëw dagg passé perfect passé simple mën naa ñëw ànd ak passé perfect mën naa ñëw ànd ak passé continuous mais contexte yi moom moo koy définir kon loolu leer na bi ci dégg ñu amaat I this book 3 times I this book 3 times ban temps nga ciy def that's good on va dire I have read this book 3 times I have read this book 3 times lire naa livre bi ñetti yoon kon ba léegi ngay wax ni ñetti yoon nga ko lire maanaam weesoogul ñetti yoon yi kon l'action est récente voilà ba léegi weesul ñetti yoon yi
kon fekk action bi mi ngi am impact ci présent ba léegi rek jàppal ni on aura le present perfect moo lay doon expliquer kon I have read lay doon present perfect ni ngay formé have plus wala has plus participation du verbe read du changer noonu la koy bindee seulement lecture bi moom mooy changer au passé ak au participe passé yaakaar naa loolu leer na bi ci tegu mooy I waiting for you since 3 p.m. I waiting for you since 3 p.m. ban temps nga fay def that's good on va dire I have been waiting for you since 3 p.m. I have been waiting for you since 3 p.m. depuis 3 heures ci ngoon laa newoon di la xaar ba léegi voilà ce qui veut dire newoon naa since point de départ la ici on a la durée on a le point de départ directement il y a pas une action boo xam ne au passé la pour wane ni past perfect continuous utilisé ici quand l'action est toujours encore en cours dañuy conjuguer present perfect continuous parce que fi mu wax mooy cela fait maa ngi doon xaar depuis 3 heures ce qui veut dire 3 heures ba léegi muy wax ni moom mi ngi lay xaar kon action bi jeexagul ba léegi kon c'est le present perfect continuous on va dire I have been waiting kon have been wala has been plus le verbe plus ing kon c'est tellement simple loolu leer na tamit ñu am beneen bi she working all day before she took she working all day before she took a break she working all day before she took a break ban réponse moo ci dem A wala B that's good on va dire she had been working all day before she took a break voilà moom kat dafa liggéeyoon journée bi yépp avant mu doon jël pause kon before she took a break moo lay wan ni il y a une action qui fut en cours dans le passé mais coupée par une autre action plus récente qui est le passé simple tax woon na leen tamit passé simple mooy temps bi nga xam day ñëw toujours coupé action passé perfect kon on a passé perfect continuous c'est toujours le passé perfect mais continue l'action fut en cours dans le passé mi ngi doon di xew ci passé nekk daw ci passé mais action passé simple moo ñëw dagg ko beneen bi ci tegu ñu am if it snowed we to build a snowman if it snowed we to build a snowman ban lañ ci def A would build B will build C would have built ban moo ci dem if it snowed we to build a snowman that's good on va dire if it snowed we would build a snowman bu tawoon kon doon nañ defar mooy nitu neige boobu noonu ñu defal ko bakkan ak yooyu bu neige pare yi gars yi de tubaab faral defar mooy daan nit boo xam ne dañ koy sol mbaxane wala def ak ay bakkan ak yooyu noonu voilà bu doon neige woon nag kon doon nañ defar snowman voilà kon if plus past simple muy if it snowed if plus past simple égal condition présent nga koy formé would plus verbe sans tout wala should plus verbe sans tout wala could plus verbe sans tout ici ci option yi on a would kon on va utiliser would build would plus verbe sans tout kon if plus past simple égal condition présent loolu ñu jàpp ko règle boo xam ne expliqué naa ko ci cours yële weesu ci révision yi kon bu mujj bi muy they miss the bus if they hadn't run they to miss the bus if they hadn't run voilà ban réponse moo ciy dem would miss would have missed ak will have missed that's good on va dire they would have missed the bus if they hadn't run c'est le passé conditionnel passé lay doon muy would have plus participe passé wala should have plus participe passé pour devoir wala could have plus participe passé pour pouvoir kon fii nii comme option yi would have plus participe passé ñam muy would have missed moom lañ fiy def lu tax ñu def ko conditionnel passé parce que néew nañ la ci conditionnel passé if plus past perfect égal conditionnel passé fii nii am nañ if hadn't run kon if le plus past perfect had le plus participe passé du verbe kon on va conjuguer le conditionnel passé le verbe c'est tellement simple que if bi jiitu que mu mujj yëpp du ci dara voilà if mën naa commencer phrase comme mën naa nekk deuxième phrase bi mais du changer dara ci règle kon ñu bàyyi xel bu baax a baax en grosso modo lii ma doon révision générale bi nga xam waroon nañu koo def ci temps yi gars yi lu leerul ngeen laaj ko ci commentaire ñu expliquer bu baax a baax su dee maîtrise ngeen temps yi bu baax a baax grammaire bi ay dialogue ak ay reformulation ak yooyu yëpp lu yomb lay doon parce que grammaire conjugaison donc en quelque sorte pratique conjugaison la incha allah révision yi di ñëw cours bi bëgg a dugg nii moom lay commencé ci dialogue yeeg
ci word questions yeeg inshallah yëpp on verra tout ak word building yi inshallah dañ def lépp lu ñu mën pour ngeen am base bu normal fii ak BFEM ak bac pour ngeen mën am moyenne inshallah minimum di ko gars yi bu leen fàtte ni da ngeen aimé vidéo bi bu dee aimé go leen abonné activé cloche bi parce que pour ngeen dégg anglais mën tax a jóg te mooy suñu yéene inshallah ngeen réussir bac ak BFEM mën naa nekk ñi abonné gul ci canal bu Telegram pour bac ak BFEM révision 2025 ñi ngi fay def révision gars yi lien bi ci biographie demal nga abonné inshallah jërë ngeen jëf